xarit ñuy déglu ñu ngi am mbégte ci ñaareelu pàcc suñu waxtaan ak Barthélémy Dias mi nga xam ni moom la ñu dalal tey dugg ak moom ci wàllu politique Barthélémy Dias nag moom du koo xam ni dañ koy wax waa réew mi mooy kan nekk na homme politique bu ràññeeku ci Sénégal yàlla def mu génn ci nattu kaso mu defal ñu nag mbégte ak honneur ñëw ci ñun njëkk a ñëw ci ñun ngir ñu waxtaan ak moom réew mi Moussa Sy nañ fee ni ñukk la Khalifa Sall wax dem jàkkaarloog Soham Wardini mi nga xam ne moom la Khalifa Sall tànnoon ngir ñi ànd ak moom votel ko pour mu remplacer ko loolu yow bi nga génnee amoo ci mbetteel. non man bu ma génnee jàngat bu ma ci am mooy tey lii di nguur gi di jéem a def mooy jéem a liggéey pour que njabootu Khalifa Sall mën a am xel ñaar liggéey pour que njabootu Khalifa Sall découragé loolu dañ ko nar a stoppé dañ ko nar a arrêté bi mooy lan mooy par waxin bi jëfin bi ak taxawaay bi mooy que particulièrement njabootu Khalifa Sall nañ ko déggee comme nu ma koy waxee rek parce que man noonu la ma ko Khalifa Sall waxee ci kaso bi même su nekkee ci à travers des discours un peu éloignés mooy waxal gaañ yi la woon fa woon ba woon ak na woon moom daf ko gëm dafa am lu tax mu gëm ko parce que Dakar réalité la Dakar sur le plan électoral Dakar mooy def élection présidentielle particulièrement Dakar da koy def donc nit ki mënul am majorité bu mu am biir Dakar parce que Khalifa Sall ba Sénégal doone Sénégal ba tey moo fi njëkk faru nekk maire de Dakar te àndul ak parti président mu demaat ñu falaat ko mu nekkaat maire de Dakar te àndul encore ak parti président te tey Dakar def 19 communes mu gañ ci 16 communes kooku lu mu am biir Dakar su ma jumulee su ñu doon xool histoire politique u Dakar gisuma fi maire bu ko fi mësul am en termes de légitimité populaire et base politique donc président ak ñu mu àndal loolu moo tax ñu daal di jël Khalifa Sall ba ko noot parce que du leneen parce que tey Khalifa Sall tey su nekkoon maire du ma tudd fii benn dëkk wante su nekkoon maire feneen ginnaaw Ndakaaru président Macky Sall ak ñu mu àndal lu ñuy def tey ak Khalifa Sall duñ ko def parce que loolu mooy dëgg bi donc tey suñu xarit yi moo xam le maire Moussa Sy le maire Banda Diop am nañ droit parce que ay citoyens sénégalais lañu ay acteurs politiques lañu am nañ droit choisir dem jàppale président Macky Sall loolu seen droit la man maa ngi koy respecté wante je pense que tamit il faut pas que ñu fàtte que ñoom bokk nañ tamit ci gaañ yu nga xam ne nii poussoon nañ Khalifa Sall pour que Khalifa Sall mëne combat bu muy mëne tey nii parce que combat bi Khalifa Sall mëne ko boppam ñun ñoo dem ci Khalifa Sall ne ko Macky Sall doyuñu parce que lu mu waxoon ak askan wi defu ko te wax dëgg yàlla fu dëkk bi tollu tey nii sénégalais yi ñu ngi xaar leneen ci homme politique yi te ñun tey lu ñu gis ci yow doy nañu te je pense que suñu demee ci sénégalais yi mën nañ dundee yaakaar. mais Barthélémy est-ce que loolu nguur gi bëggoon ci Khalifa Sall amu ko parce que bu demee ba nga xam ne Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi wax ji bari na lool waxoon ngeen ni di ngeen jóg di ngeen def nii tëj nañ ko cour d'appel ñëwaat dëggalaat tëj bi ba loolu jeexee ñi nga xam ne ñëpp jege nañ ko ñu ci ëpp transhumé nañ fi toll bi may wax ak yow nii am na ñu bari yoo xam ne nii seen responsable jigéen ñeeg jeunes yeeg yëpp ñi ngi jóge di fàq di dem ci nguur gi tey Khalifa Sall mën naa ni daanaka sax nit ñi fàtte nañ ko à part bu dul yow boo toogee di wax ak yooyu yow jàppoo ni vraiment combat bi ngeen doon mënee perte ngeen ko. mais ku dem ba xalaat na ni da ngaa perte combat da ngaa gëmul yàlla te man d'accorduma suñu waxee Khalifa Sall dañ ko daanaka dem nañ ba fàtte ko parce que même suñ ko fàtte woon président Macky Sall fàttewul Khalifa Sall parce que xam nga lu tax Sénégal neex fii ku nekk xam nga ku la mën Dakar nu ma koy waxee mooy daanaka ci tënk Abdoulaye Wade dafa gagné 2000
nekk président du Sénégal parce que ñaari at ci ginnaaw 98 moom moo gagné woon élection député Dakar te PS lu mu ñàkkee Dakar 98 moo tax mu ñàkk présidentielle 2000 Abdoulaye Wade falu ñu dem 2007 élection président Abdoulaye Wade gagné premier tour parce que Dakar amoon na fi presque 57% ak yu ci tegu parce que daanaka 2007 Dakar yëpp ay chantier la yëpp fépp foo dugub bi Dakar ay chantier la ba fépp fooy waxu politique ñu ne la bàyyil góor gi mu liggéey ñu dem 2012 président Abdoulaye Wade dem second tour parce que 2009 dafa ñàkkoon Dakar élection maire loolu mooy dëgg parce que Dakar c'est la mère des batailles mooy ndeyu mil bi donc 2012 président Macky Sall ñëw falu mais président Macky Sall lu tax mu demoon second tour ak président Abdoulaye Wade ci 2012 parce que moom moo njëkk a ñëw premier tour fii bi Dakar. 33% Abdoulaye Wade tegu ci ak 31 et quelques pour cent président Moustapha Niasse soog a ñëw Dakar mooy fal président du Sénégal waaw maintenant yow nag nga dem nga toog 2012 ñu dem élection maire 2014 waa ji bañ a ànd ak yow sa biir coalition waa ji mu am 19 communes mu jël ci 16 communes yow xam nga loolu soo koy xayma ci pourcentage. passé na 60% di dem parce que ndakaaru fépp la Khalifa Sall gagné sauf Wakam Ngor ak Yoff ak Gorée te Gorée tegu fa woon liste Sénégal tey ñu ngi commune Mermoz Sacré-Cœur man maay maire bi mais waa Mermoz Sacré-Cœur ñu ngi may dégg man élection locale yi balaa ñu woteel Barthélémy Dias dama doon dugg ci ay kër dem ci ay grand place ñu ne ma yow kan nga àndal man leen bii listu Khalifa Sall la ñu ne kon indil dem naa ci ay nit ñu ne ma yow Barthélémy Dias yow ñun duñ la woteel parce que liggéeyoo fi dara ma leen waa nangu naa liggéeyuma fi dara wante bu leen ma mere ba xañ Khalifa Sall lu muy dox su ma baat ci kaw ñu ne ma Barthélémy Dias indil liste bi ñun dañu wote Khalifa Sall wante su desoon ñu nag yow kese rek peut-être duñ la woteel mais loolu man dëgg naa ko dund naa ko kon tey su ma gisee fii ay maire yu nga xam ne nii ñuy taxaw di ne ñoom ñoo gañee seen gox yi ñoom xam nañ gañe wuñ seen gox parce que bu ñuy campagne 2014 bu ñuy dugg ci seen gox di wax ak askan wi pavage ñoom defuñu ko taal lampe defuñu ko lait à l'école defuñu ko parce que jamono yooyu amuloon acte 3 de la décentralisation impôts yi ñu doon jël ci communes yi yëpp ville de Dakar moo ko doon jël donc ville de Dakar moo naroon defaat investissement yi donc nit ñi dañu daal di campagne ci bilan Khalifa Sall loolu mooy dëgg donc tey moo xam ñu nekkoon ak ñun ci coalition bi bokkoon ak ñun parti socialiste ñu bàyyi Khalifa Sall dem moo xam ñeneen ñi ñoom ñëpp te damay wax te yàlla tax sooy wax ak Khalifa Sall nga ne ko Aliou Ndoye mu ne la soo génnee woo ko téléphone soo ko waxee nga ne ko mais il paraît que Moussa Sy mu ne la c'est mon petit frère dem leen ngeen waxtaan ak Moussa te ñoom xam nañ bu baax est-ce que lu may wax am na wala amul parce que ku nekk ci ñoom dem nga seeti Khalifa Sall rëbës te saay boo eggee ñëw toog ak Khalifa Sall waxtaan ak Khalifa Sall saay booy ñibbi da ngay ànd ak xel bu dal te Khalifa Sall da ci tegal la ci ay ñaan parce que ñoom Khalifa Sall moo leen bëggal boppam man moo xam man Jean-Baptiste Diouf ni jaay la ci man Aliou Ndoye suma mag la suma xarit la Moussa Sy kenn du ma mës a dégg ma wax lu ñaaw ci Moussa Sy Banda Diop moom xam na man xam naa. waaw mais loolu aussi langue de bois la waaw mais nit ñaa ngi dem mais lu tax ñooñu ñëpp di dem est-ce que waru leen a xoolaat yéen seen stratégie xam ne nit ñaa ngi découragé ñi ngi dem et puis à la limite sax xool nu ngeen di defee nguur gi. non mais moo tax ma ne peut-être fu nga daanale ma commencé foofu Cheikh Yérim su ma baat ci kaw nit soo amee jàppal ci yàlla soo ñàkkee jàppal ci yàlla ñun tey suñu noree tey waxtaan ak Macky Sall pour génne ci situation bi ñu ñàkk lépp moo ñu gënal. Ah bon? Mais parce que xanaa ëllëg dina am ci bés yi ëllëg dina ñëw te ëllëg su ñëwee di ngeen xam lépp dëgg la gis ngeen fii àdduna la àdduna lii yàlla moo ko dogal moom du juum moom du jaawale moo xam lu tax mu bindee ko noonu parce que man situation bu mel nii du ma wax arrangé na ma wante pour man lu baax la ci Khalifa Sall ndax muy xàmmee di ràññee. waaw dafa am livre wante fu may daanalee mooy ñu ngay wax noonu dañuy dem et cetera moom laa la doon wax sànq mooy daanaka stratégie pouvoir bi dañuy décourager nit ñi dañu bëgg nit ñi am xel ñaar wante tey ñoom lu ñu namm ci lu ñuy dox ni ñoom ba léegi amaguñu ko mooy
Khalifa Sall n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2019. alors dañ ci dellu si waaye boobu atteindre guñu ko. waaye léegi Seydou daf ni ci l'art de la guerre daf ni boo nekkee ci xeex boo jekkoo dafa am noo taxawee bul la jekkoo dafa am noo taxawee. dëgg la fi doo taxaw rek ni taxawaay bii rek la ñuy am te fi mu toll nii dañ leen a jekku boobu ñu leen jekku lan ngeen ci mën a tirer comme leçon ci seen stratégie. mais Cheikh Yérim ku la jekku teg ko ci yoon mais nga nangu jekku nañ la mais ku la jekku teg ko ci ay tappale ak ay jaay doole ak ay doxalinu naafiq mais kooku lenn ngay ñaan yàlla nañu yàlla àtte te yàlla dina àtte wante man soo ma jekku woon mu leer ma que loo may tuumaal nii dafa am xam nga Cheikh Sénégal wax dëgg yàlla nag mën nañ wax lu nekk ci Sénégal wante nag kenn mënul wax na ni que Sénégal amul administration fii yeneen dëkk yi sax dañu yàgg yónnee fi seen ay nit pour ñuy ñëw fii di xool nu ñuy doxalee mais dëkk bu am administration am service de renseignement noo mënee gis benn pratique bu nga xam ne ni pendant 30 ans ñu ngi koy am ci dëkk bi avec l'aval de l'État man conseil municipal laa woon ville de Dakar man xaalis boobu bu ñuy tudd noonu caisse d'avance boobu mais man kooku dama ko xamoon man ñaata yoon laa ñëw ci Khalifa Sall ñëw ne ko diw cancer prostate cancer du sein tànk bu damm kii dafa nekkoon ci accident oto bi amuloon assurance mais du xaalis bu Khalifa Sall di ubbi tiroir dugal ko ci enveloppe jox la ko déet day jël dossier bi jox ko chef de cabinet bi ni fin du mois bi dañuy am réunion dañuy def arbitrage ci dossier yi yow nga ñëw nga défendre sa dossier soo gisee benn commune bu nga xam ne ni chaque mois dañuy am 5 dossiers buy jàll yow toog nga ñetti weer sa commune joxuñu la benn secours ci caisse d'avance boobu nga argumenté. mais Barthélémy xam nga wax boobu dañ koo weesu. waaw xam nga fan lañ toll. yow bi ngay dugg ci kaso bi Khalifa Sall benn condamnation rek la amoon première instance ci diggante bi toog nañ fii interview nga ni ma cour d'appel sañuñu yaa ko wax fii man sama dossier nekk fa ëpp na lu mat atte wuñ ko Khalifa Sall ñi ngi ko condamné ñu dem jëli dossier am atte ko avant sama dossier. wax nga ko fii wax naa ko fii. cour d'appel def na lu raw lool jël na dossier bi weer de topp kon maanaam atte ko atte bu gaaw condamné ko te jàpp naa nit cour suprême noonu lay def yi waa léegi loolu lu ngeen ci xam ak lu ngeen ci def ak lu ngeen ci mën. mais xam nga wax naa ko suma avocat yi man dama bëgg ñu expliquer ma l'ordre des avocats lan mooy rôle am parce que tey avocats yi ak magistrats yi ñoom ñoo bokkoon école ñoo jàngandoo seen ay code pénal code de procédure pénale ak lépp mais man mënuma nangu tey di gis ay avocats yu xarañ taxaw ji défendre ay dossiers ñu leen di kokkali ci ay procès dañ leen di kokkali parce que yow da ngay convoquer ay loi joxe woo sa xalaatu bopp juge bi xam ne ni que lu nga wax ni am na dafa nekk ci code pénal xaw ma code de procédure pénale mu ne ay dama koy joindre au fond ak ay wax yu mel noonu damay joxe exemple Cheikh Yérim tey ñu jàpp benn xale ci mbedd bi ñu ne xale bi dafa def ñaawteef wante xale bi juróom-ñeenti at la am ñu yóbbu ko tribunal avocat bi taxaw ne juge bi xale bi mënu leen ko àtte parce que xale bi mineur la tribunal des enfants moo ko mën a àtte juge bi ne waa mais nañ ko joindre au fond après dinañ xool est-ce que xale bi mineur la am déet wala tey benn ambassadeur def ñaawteef ñu téye ko bëgg ko àtte indi ko tribunal avocat am ne kii diplomate la mënuñu ko àtte juge bi ne déet nañ ko joindre au fond après dinañ xool est-ce que am diplomate la am déet dama ne avocat yi nañu xoolaat seen taxawaay ñoom ñoo narul nangu tey wante nag lu may wax tamit dafa am solo soo nekkee avocat nga dugg ci benn dossier politique wante nga soxla procureur dañ ma jégal ci kàddu yi rek parce que man du ma raay wax ci parce que da nga am benn dossier bu nga xam ne ni dossier bee ay milliards a ci nekk wala ay xaalis yu takku ci nekk wala nga soxla président cour d'appel wala président tribunal de grande instance parce que da nga am ay dossiers yi nga xam ne ni mais kooku di nga am ay difficultés tamit pour être un avocat libre wala nga nekk avocat bu nga xam ne ni yaa ngi jël xaalis wante doo fay impôt parce que activité
bépp activité bu nga xam ne nit da ciy am xaalis daf ci noor dafay impôt donc tey pour man l'ordre des avocats noruloon nangu tey mu am ay sénégalais yu nekk kaso fii Sénégal depuis ñaari at ñetti at kenn woowul seen dossier te dossier yu nekk cour d'appel dossier dañ leen di woo par numéro loolu mooy dëgg bi Sénégal bu mu doonee Sénégal ba tey mën ngeen dem ci archive yi du ngeen mës a gis benn sénégalais bu nga xam ne ni en l'espace de 10 mois jugé nañ ko première instance condamné ko jugé ko appel condamné ko di ko bëgg a accélérer en cassation. C'est la preuve que loolu complot la. je pense que fu may daanelee je pense que loolu amul benn sénégalais bu ci am ndam parce que cour de justice de la CEDEAO su demee ba ne la yow lii da nga ko taf-tafee parce que kii immunité am sax respecté wu leen ko dafa dañu dem ba ñu nga xam ne ñoom ñoo doon ñëw fii Sénégal pour ñu leen di jàngal le droit ñoom maintenant ñoom c'est eux qui se permettent de nous apprendre le droit. léegi loolu yëpp baat wax nañ ko waxaat ko waaye teewul li ni fàng jarula wane. yow en ton âme et conscience gëm nga ni Khalifa Sall dina nekk candidat. honnêtement bul wax langue de bois ci politique. dama lay wax gëmuma ko dama koy dund su ma ci amoon xel ñaar ma bàyyi man damaa am soxna am ñetti doom yor tool yor tamit ñu nga xam ne ñu ngi may dañu am yaakaar ci man. kon jàpp nga ni lii tribunal première instance def cour d'appel def ko yëpp dañ ko def rek pour distraire le monde quoi. mais loolu mooy lu ñu leen sant. waaw léegi. lu ñu leen sant. léegi yow est-ce que gëm nga ni. waaw cour suprême dina réunir dina vider dossier bi avant élection yi gëm nga loolu wala gëmoo ko. cour suprême su wooyee dossier Khalifa Sall te respecté wuñu délai 6 mois bi kooku daanaka lépp luñ fa mën a wax méngoowul ak lu askan wi di xaar ci justice. délai 6 mois bi fan lañ ko bind. dañoo bind ci cour suprême nii. ça veut dire que dossier bu fa ñëw faaw mu toog 6 mois ñu koy soog a traité. ça veut dire que dossier buy génn cour d'appel. balaa cour suprême mën koo àtte Khalifa Sall dafa nar a bind même benn comme genre mémoire ñoom avocat Khalifa Sall yi cour de suprême recevoir ko parce que ñoom dañuy argumenter ne cour suprême li tax ñun ñu ngi indi dossier bi ci yéen parce que première instance on nous a fait ça ñu dem cour d'appel gars yi def ñu lii parce que lépp lu nga xam ne ni mooy exception yi ak yooyu yëpp mais loolu yëpp gars yi nga noonu gëstu ñoom nag dafa am délai bu nga xam ne ni ci daanaka luy organiser la cour suprême moo ko wax te juristes yi jot nañ ci waxtaan fii te yow mii je vous invite nga jéem a organiser benn débat ci loolu est-ce que 6 mois yooyu juróom-benn weer yooyu est-ce que loolu dafa nekk lu ñu leen imposer wala est-ce que am na ay voies de contournement loolu mooy affaire bi c'est-à-dire est-ce que loi moo ko imposer te bu dee loi xam naa loi organique bi nga xam ne nii mooy organiser cour suprême moo ko war a imposer wala boog règlement intérieur la parce que bu dee règlement intérieur cour suprême moom mënees na koo jalgati. non c'est une loi organique. bi organiser cour suprême xam nga kaso nag lu ci neex parce que nag loo gis ci àdduna day am côté positif am côté négatif kaso journal bu nekk di nga ko lire. da ngay gëstu waaw da ngay lire ba def mot croisé. dëgg la émission rajo yëpp ngay déglu. dëgg la lépp lu jàll télévision da nga koy seetaan. confirme te Khalifa Sall buñ koy àtte man maa toog dégg. te Khalifa Sall ak man bokk nañ ay avocats yu nga xam ne man mii laaj naa leen man leen est-ce que yéen xalaat ngeen ne ni que lu ñuy dox ni dina sotti ñu ne ma yéen dox leen lu ngeen di dox ñun ñuy dox lu ñuy dox parce que ñun gaañ yi lu ñu namm ci Khalifa Sall xam nañ ko mooy taf-tafee Khalifa Sall ñun lu ñu xam ci yoon dinañ ko appliquer parce que tey ñoom dañu bëgg a gagner du temps nous on tue le temps parce que lii du procès lii complot la soo nekkee nag ak ay nit yu nga xam ne ni bëgguñu dégg da ngay wax ba sonn bëgguñu dégg mais ñoom lu ñu namm ci yow na nga namm leneen te comme yàlla ñëpp la fi nekkal man xool leen man mii dañ maa àtte ma def appel ci juróom benn weer yi ñu bàyyi ba mu des ñeenti fan ñu may woo ma leen waaye mais man dama jàppoon ne sax yéen fàtte ngeen ma parce que man bu may appel dama appeloon pour ngeen woo ma ci weer bu ci tegu parce que pour man su may appel du ma tëdd juróom benn weeru kaso ngeen bàyyi ba mu des ñeenti fan te déggal lu ma la wax Cheikh Yérim ñu yónnee ma dossier bii mooy xaw ma discrédité sur la justice ba ma wax leen won leen que dossier bi il est vide parce que outrage bi da ngeen ko bàyyi rassemblement bi ngeen bàyyi ko discrédit bi tëdd naa la peine maximale j'ai reçu l'amende maximale ñu teg ci ñaari fan ñu yónnee dossier Ndiaga Diouf man leen waaw mais xam nga fu ñu juumee dañ ma ne ñaari dossier yëpp da ngay ñëw taxaw tribunal le 26
man leen waaw man signé naa déjà beneen dossier bi dinaa ñëw man mu ñu mën ñëw tribunal le même jour pour 2 différents dossiers mënul nekk moo tax juge bi bu mu may woo ma ñëw taxaw mu ne ma Barthélémy Dias ma ne ko naam maa ngi nii mu ne ma outrage magistrature ma ne ko maa ngi nii bisimila bu ñu paree dossier bi mu ne ma le 7 novembre ngay dellu siwaat ma ne ko bisimila su ci yàlla àndee dinaa ñëw fii le 7 novembre ñu bëgg a woo dossier Ndiaga Diouf ma jël suma ay débës dem suma yoon parce que munuma nekk citoyen sénégalais nga may woo tribunal ci même jour bi pour 2 différents dossiers mënul nekk parce que benn dossier bi su nekkoon tey flagrant délit beneen dossier bi nekk cour d'appel nu may nekk ci tribunal bi le même jour bëgg nekk ci ñaari différentes salles mënul nekk. waaw mais yow xam nga ni loolu woote boobu message la bu lay yónnee xam nga ko. waaw su ma neexee nag ma tëx. waaw léegi li ma la bëgg a laaj mooy même bu fekkee ni 6 mois yooyu nga wax parce que dinañ ko gëstu ñun ci Yerim Post ba xam lu ci de am mais bu fekkee ni 6 mois yooyu am na Khalifa Sall nekk candidat même loolu sax taxul mu nekk candidat xam nga ndax consignation bi mi ngi fi vérifier ni yow mii dégg nga français mi ngi fi donc il faut sa présence physique parce que loolu yëpp dafa bokk ci conditions yi nga xam nañ ko posé ci loi bi il faut ñu vérifier ni yow dégg nga français te pour loolu il faut ñu am fu la yóbbu jox la nga bind te Khalifa Sall mënta dem fenn ndax mi ngi kaso mbaa xam nga ni même bu fekkee ni sax Cour suprême daf koy attee ginnaaw élection bi mbaa xam nga ni loolu wanewul ni candidature am nañ ko valider. Cheikh Yérim moo tax bi ma doon wax ne ni ma ne comme maintenant lu xew Sénégal mooy képp ku namm liggéeyal ngir ëllëgu Sénégal dañ lay dugal ci kaso bi waa Sénat waa UMS waa société civile dañu nar a xool lan la ñuy def ba aménager ay conditions pour que détenu candidat mën a bokk élection Khalifa Sall élection député yi bu muy faru député fan la nekkoon ci kaso bi wala ci biti ci kaso bi mais lu ko loi électorale may ci ay droit am jom dañ ko jalgati ma ñëw fan lañu bind que ku nekk ci kaso bi mënul nekk candidat binduñu ko fenn tey Khalifa Sall su demoon tey tribunal non tey Khalifa su demoon tey tribunal dem jëli casier judiciaire am mais casier bi il est vierge amul condamnation waaw yow maintenant yow naka ngay tere nit ki am casier vierge condamné wuñu ko nga ne ko condamné ñu ko nga ne ko du bokk élection parce que tamit suñu xoolee dossier Karim Wade mais naka le fonctionnaire mën a décider en matière électorale à la place d'un magistrat fonctionnaire liggéey ci ambassade yow kan ma doon nommé ku la nommé du waa ministère des affaires étrangères décret yi fu ñu koy jëlee du conseil des ministres lañ koy approuvé mais yow nit kooku constitution mayu ko muy moom boppam constitution xam nga kan la may mu moom boppam pouvoir judiciaire pouvoir législatif ak pouvoir exécutif. est-ce que mën naa laa laaj benn mbir léegi même bu Khalifa Sall nekkee candidat moom mi ngi ci kaso bi mënul def campagne mënul wane programme am mënul dem ci nit ñi mënul saafonteeg ñoom loolu mooy da ngeen koy def candidat pour mu am 0% wala 1% xanaa. xanaa nga ñaanal ma nag ma fekkee élection président ñoom nag loolu la ñu comprendre moo tax ñu ne comme xale bi suñ ko dugalee ci kaso bi dugal nañ ko juróom benn weer ci kaso bi affaire yi xaw a sedd tuuti entre temps jot nañ tamit toj ay bopp gars yi ñii am nañ xel ñaar ñee voilà nañ ko bàyyi ci kaso bi rek suñ ko bàyyi ci kaso bi affaire bi mën na jàll ñëpp la fi nekkal bu ñu indi dossier yi man bu may njëkk a gis dossier bu ñu indi ba ma signé ko ba ñu indi beneen bi damaa toog di ree ma ne yàlla rek ay buur xoolal li yàlla ko mën lii parce que dañu waxoon dimanche bi du ma génn yàlla nag ñëw àtte man yàlla ma génn ci kaso bi te ci kattanu yàlla dinaa bokk ci élection yi man nañ ma jox micro rek ndakaaru xam naa ko min naa ko bu baax te tamit min naa Sénégal. nga waxal te Khalifa Sall xam nga jaay ku mel ni Khalifa Sall dafa yomb. waaw léegi moom dafa bëgg a nekk candidat ndax dafa am vision pour Sénégal wala candidature bi xeex la ci politique parce que xam moom parewul. kan moo parewul Khalifa Sall parce que boo nekk bëggee nekk candidat di nga am équipe politique di nga am programme di nga préparer élection bi di nga def yépp mais dafa nekk ci condition yoo xam ne loolu mënu ko maanaam moom dafa am vision ci réew mi wala candidature fayantoo lay def. non candidature fayantoo kooku amul parce que kenn du candidat pour fayantoo
wante nag président Macky Sall lu mu def kooku dafa jéggi dayoo moo tax man duma tay di ko wax xaatal taxawaay ji parce que xam nga am na lu nga xam ne ni mën na ñàkk Sénégal mën na ñàkk surtout su la yàlla may njaboot da ngay sóoraale ëllëg parce que ñun rek ay doomu aadama kese lañu te foofu laa mën a yem ci wax ji su ko neexee nag mu continuer mais ëllëg dina mere ko deful dara parce que lii yëpp mën na ñàkk bu ci tegu nag suñ ci eggee ñun peut-être dinañ la woo ndax nga mën a invité ku ñuy wooyee Babacar Thioye-Ba parce que tey am nañ benn équipe bu nga xam ne ni autour de Babacar Thioye-Ba ñu ngi liggéey pour élaborer le programme de campagne wante Khalifa Sall campagne am nu muy campagner su ngeen xoolee 2009 2014 campagne yu Khalifa moo tax génn bi ma am ci kontante parce que lu may njëkk a def mooy def lu Khalifa doon def mooy dem ci askan wi di leen di déglu te gisoon naa sax am na benn candidat bu nga xam ne nii daanaka nu ko Khalifa doon defee noonu la ko defee mooy la démarche inclusive mooy suma doomu ndey Ousmane Sonko ma ko ci félicité parce que tey amul kenn ku nga xam ne ni man nga tëju sa biir bureau ne man xam naa problème yu Sénégalais yi di jonkonteel te am naa solution yi foog nga waxtaan ak Sénégalais yi te ku tudd Sénégalais yi rek yaa ngi tudd ay forces vives les syndicats la société civile les partis politiques la presse des étudiants et cetera parce que Sénégal tey soo bëggoon tey jàppale transporteurs yi yow munoo muusuwaane xam lan la transporteur di dund il faut nga toog ak transporteur mu wax la waxu importation oto yi wax la waxu carburant wax la waxu pièces détachées yu cher yi soo bëggoon tey jàppale béykat yi ñoom ñoo la mën a wan tey yoon bu nga xam ne ni soo fa jaaree. nga mën leen jàppale participative. waaw léegi question bi ma lay mujj posé mooy juróom benn weer yi def nga ko ci kaso bi génn nga léegi élection yi mi ngi ñëw léegi gis nga contexte bi nga fekk Sénégal ak parrainage beeg yëpp ak li fi xew lan nga am envie wax Macky Sall. Macky Sall personnellement je n'ai aucune envie de lui parler dama koy ñaanal rek su amee ay mbokk tamit na mbokkam mi wax ak moom que lii mën na ñàkk parce que dëkk bi ñoo ko bokk te lii mën na ñàkk parce que ku leen wax ne ni que lii ëllëg kenn du ko gestu rek dañ leen di wax lu amul foofu laay mën a yem ci wax ci parce que nag lu ëpp rek tuuru. Barthélémy Dias maa ngi lay gërëm. jërëjëf.